Madame Baro Anta Ndiaye, sage-femme diplômée d'État au poste de santé de Pékoup. tey li waraloon ndaje bi mooy dimbali femme Touba Pékoup yi ñu seet seen yaram depuis ce matin ñu ngi def ay consultation gratuite def dépistage diabète ak dépistage cancer du col et du sein depuis ce matin loolu moo waraloon ndaje mi tey. yàgg na parce que dernière activité bi ñu defoon fii mi ngi nekkoon au mois de mai en début mai on avait fait le dépistage du cancer du col et du sein mois de mai bi. yi ñu ci gën a gis nag bu ñu xoolee le plus souvent femmes yi bi ñu ci gën a gis mooy feebaru néegu sëy muy les IST loolu moo ci ëpp te yooyu aussi bu ñu ko diagnostiqué fii nañ la mën a faj fii def ak yow li war yëpp jar ngay dem fenn kuñ ci xool nag ñu xam ne sa col am na problème. am na ay lésions yoo xam ne war nañ ko mën a teel a faj bala muy indi cancer ëllëg danañ la jàllale ci hôpital 10e ñu def ci ñoo am nañ ay jumtukaay am nañ yëpp cryothérapie pour faj loolu lésions yi ñuy seetlu mais yàlla dogal na instant bi ñu nekk ba léegi ni gisaguñu benn cas loolu infection yi lañ gis ñu ngi koy jël en charge ak sage-femme yi fi nekk. waaw am na ñu ñuy jàppale si liggéey bi comme les partenaires comme ñoom monsieur Gadiaga mi c'est un partenaire vraiment ci dëkk bi yàgg na fi di jàppale femmes yi dans les formations tey aussi yàlla def mu dikkaat tey capté waat les mêmes femmes pour defal leen dépistage mu nekk aussi lu ñu rafetlu vraiment lu ñu rafetlu. ah bien sûr soxla nañ ko de ndaxte boo xoolee léegi structure de santé yi santé mooy jël boppam en charge poste bi mooy jël boppam ci lépp sur le plan maanaam poste bi mooy fay ndoxam mooy fay personnel am mooy jënd garabam mooy def entretien mooy def yëpp. kenn appuyé wul poste bi par rapport ak minimum recette yi ñuy am kon soxla nañ maanaam ku ñu jàppale di jàppale bi si médicament jàppale ñu aussi lu may gën a plaider pour maternité bi mooy moyen d'évacuation surtout moyen d'évacuation ndax maternité bu xam ne amul ambulance vraiment lu metti ñun sage-femme fii liggéey toog am accouchement toog 2 heures du matin femme bi di saigner nga war ko évacuer toog ak moom fi pendant 3 heures de temps ba muy choqué ci say loxo te mënoo ko évacuer mu doon lu metti te chaque jour loolu laay jànkonteel si maternité bi mu nekk li may jooy ku ma mën a aider mu aider ma pour ambulance pour vraiment femme yi nekk dans des situations difficiles ñu mën leen jël en charge à temps mais évacuer sa malade mu war a dem toog di saigner fii nga koy xool mënoo ci moom dara ndax amoo moyen d'évacuation mu doon lu metti nag nga xam ne vraiment moo ma gën a sonal moo ma gën a préoccupé ci maternité bi parce que hémorragie urgence la femme bi bu mu sañee boo ko yeexee jël en charge rek da nga koy ñàkk vraiment ambulance daal moom lu ñu soxla la ci maternité bi leneen aussi lu ma bëggaat loo xam ne lu ma sonal la gis nga ko dépotoir d'ordures bi fii suñu buntu maternité boo paree mën nga génn nga xool dégg nga def naa lu nekk depuis ma ne fi maa ngi lutter maa ngi def lu nekk mais dara dëkk bi dégg nga caretu dëkk bi waa population bi ñoo def fi dépotoir d'ordures nga ko nii lii vraiment lu ñaaw la ci buntu structure mu nekk lu ma déranger aussi wax dëgg yàlla lu metti si man problème yi daal vraiment ku ma si jàppale dinaa la sant gërëm la loolu daal c'est des problèmes yoo xam ne moom laay jànkonteel si maternité bi franchement. Awa Sarr waaw. ñu ngi fi woote pour xool seet jigéen ñi li nekk si seen yaram ndax feebar am na ci ñoom wala amu ci ñoom te lépp ci grâce à Gadiaga. ñu ko ciy sant bu baax ndax Gadiaga moom amul morom lu mu gis lu ne yaakaar na ne Touba Pékoup ko ci gën lu mu xoolit yaakaar na ne Touba Pékoup rek lay war a jëm lu mu amit yaakaar na ne Touba Pékoup rek day taal otoom indi ko diggante Thiès Touba Pékoup xam nga ne sori na mais day taal otoom ñëw ba Touba Pékoup xool ñu jàngal ñu suñu biir kër nan la ñuy aare suñu njaboot ak nan la ñuy aare suñu bopp te loolu lépp baax rek moo ko waral ak bëgg ñu boole ko xam nga ne oto deful ndox essence lay def te mosuñu ko jox essence boole ko jël alalam di ñu ko jox ku mu gis ku baax mu woo ko ne Touba Pékoup laa lay yóbbu bu dee aide la mu ne Touba Pékoup la koy yóbbu lu mu mën a am rek Touba Pékoup la koy def di ko koy sant di ko gërëm te xam ne ko li muy yóotu yan ko yàlla defal tamit nekk la gën ca moom ba ci lii bi ñu dañ ko jox pour mu defi ko beneen dëkk dana man Touba Pékoup laa koy yóbbu kon kooku ñun amuñu fayam dañ koy bàyyi ak yàlla rek. mais yéen ñi nga xam ne ñoom dëkk Touba Pékoup. jafe-jafe bi ñu fi am nag bari na ndax suñu forage bi problème ndox am nañ ko problème mu pompe it yéen dañ koy am suñu dëkkuwaay yi tamit xat na ndax am nañ njaboot yoo xam ne kenn amagu ci kër te bëgg nañ ko ci jàppale ba kër yooyu suñu njaboot yi am kër marché tamit amuñ fu ñuy jaayee ku nekk yaa ngi laal sa buntu kër di jaay te xam nga ne loolu du koom-koom
bu ñu nekkoon benn place di bokk di jaay di nasandoo di sottendoo ci lay gën a baaxee daal. su gis nañ suñu bopp bu baax ndaxte lii suñ ko doon def bëggoon a defal suñu bopp amuñu luñ fayee ndaxte kenn ku ne li nga war a fay bari na trop te tey suñ ko doon ko génneloo ne la ko fay ko doo ko am mais ñu ci sant Gadiaga bu baax nag ndax lii moom mënuñu ko fay daal ndax bu doon ñoo ko bëgg a defal suñu bopp amuñu ko te mën nga cee gis beneen jàngoro ci sa bopp sa biir boo xam ne doo xamoo woon ne sax di nga ko am nga xam ne kon sant yàlla daal. asalaamaaleykum Awa Wade ñu ngi sant di gërëm di sant Gadiaga mii te lii bu ñu ko amee rek yàlla Gadiaga moo tax ñu am ko ak bëgg-bëgg goo xam ne dañ ko bëgg Macky Sall moom fu mu ñu woowee Touba Pékou rek dañ ko ci wuyu te dañ koo bëgg bu ñu demee élection Macky Sall moo fi gagné 100% te grâce à Gadiaga ñu ngi koy sant di ko gërëm te lii mu ñu defar mënuñu ko fay ndax tey mënoon cee fay xaalis bu bari te laaj ñu ëpp dërëm gratuit la ko def ñun ñëpp ñu gis suñu bopp amoo ñoo xamante ñu ngi yàkkamte pour ñëw sax pour def si ko doo nekk seen kër amuñu ku leen togg añ pour ñu njawat ñëw def si ko di sant di gërëm Gadiaga xam ne yàlla rek moo koy fay ndax fu ne lu projet bu xamante ne rek bu fa demee dañ ci am dara rek ma nga ca mu ngi ñu wutal lu ne dañ defal lu ne foo xamante ne rek leneen bu fa duggee ñu am dara rek ndax bëgg Macky Sall bëgg goo xamante ne rek moo waral lii te ñu dañ koo bëgg ba jeexal ko fu mu ñu woo ci parti Macky Sall rek dañ ko fa wujj ñu koy sant di ko gërëm. Madame Ndao Yacine Ba di présidente du mouvement des handicapés républicains di liggéey ak le mouvement de soutien à l'action du président Macky Sall Aar Askan Wi bi nga xamante ne El Hadj Mamadou Gadiaga mooy coordonnateur bi. tey dañoo ñëw fii à Touba Pékou dans la commune de Fandène pour def consultation sur dépistage du cancer du col de l'utérus ak sur les maladies cardiovasculaires lu mel na la tension artérielle lu mel na diabète ndax gis nañ tey ji handicap yu bëri am na te li ko waral muy diabète gis nañ tey ji am ñoo xam dañ leen di amputé te li amputation yooyu yëpp feebaru diabète moo koy indi tension artérielle bi li koy indi AVC yu bëri tey bu la dalee nga nekk handicapé moteur kon ñu xool ne tey politique sociale bi nga xam président mi ngi koy mener en faveur des couches vulnérables plus particulièrement les personnes vivant avec un handicap ñu ñëw pour def ci consultation gratuite boobu pour gën a xeex handicap di am dañoo war a xeex loo xamante ne li fiy jëlee handicapé lay doon te gis nañu AVC yi handicapé moteur lañu diabète bi indi na ay handicapé moteur na ñi amputé loo tax tey ñu ñëw fii pour def consultation gratuite bi pour vulgariser politique sociale bi nga xamante ne président Macky Sall mi ngi koy def en faveur des couches vulnérables. waaw feebar yi bëri na ndax léeg-léeg boo ñëwee comme si dépistage bi di nga gis feebar jigéen wax ñu bëri yu làq woon lay doon wala ñu am kersa pour wax ko tey jii am na ñoo xam si ñun seen feebar lii la nga gis les femmes affectées par la lèpre am na si hôpitaux yu bëri yoo xam ne mënuñu fa accéder te consultation permettre na te femmes affectées par la lèpre yooyu ñu ñëw ñu consulter leen fii xool seen feebar xool seen jàngoro ñoom ñu wax li nga xamante ne moom la ñuy souffrir ñu ne ñu li nga xamante ne mën nañ leen si jàppale wala fu ñu leen mën a orienté. soxla ngeen dimbal. waaw soxla nañ dimbal gis nañu ba léegi El Hadj Mamadou Gadiaga mi nga xam ne mooy coordinateur du mouvement de soutien à l'action du président Macky Sall Aar Askan Wi mooy jël alalam di ko si def bu yàgg de xëy na benn appui rek la am muy madame Ndeye Tické Ndiaye te boo xool appui bi moom dafa jël dimbali suñu doole mais nekk na loo xam ne ba léegi li muy def mënuñu satisfaire parce que tey li ñuy jënd si matériel li mu jënd yëpp mënul satisfaire li fi nekk am na ñu jot a consulter ba ñu dem am na ñoo xam li fi nekk ni mooy ñi nga xam ne ñoo fi des kon demande bi la demande est plus élevée que l'offre te loolu manque de moyen la kon ñu ngi lancer un appel aux autorités politiques ñu mën a jàppale El Hadj Mamadou Gadiaga bi nga xam ne mooy coordonnateur du mouvement de soutien à l'action du président Macky Sall mouvement am ne Aar Askan Wi di def transformation fruits et légumes
di def di jàngal nit ñi comment manger et quoi manger ak les premiers secours yi nga xam te ne am si domicile yi yooyu yëpp mu di ko jël di sensibiliser nit ñi te duñu yem rek si consultation bi mais dañuy sensibiliser nit ñi encore si nit ñi lan la ñu war a lekk ak nan la ñu war a comporter seen biir kër yi ba xam feebar yu bëri dootu leen dal ndax dañ ne xoddeeku balaa ngaa lakkale. non ñu ngi doog a ñëw Touba Pécout pour def ko fi li ñu fi ñëwoon def si li bëri mooy formation sur les premiers secours def nañ ko fi à maintes reprises ak avec yi fi nekk ak groupement yi fi nekk def nañ ko fi mais consultation bi ñu ngi ko fi doog a def si parce que moyens yi lañ amul kon ñi ngi ñaan moyens surtout Augustin Tine mi nga xamante ne c'est le maire de la commune de Fandène nekk le responsable départemental de l'APR ñu di ko lancer un appel di ko wax mu ñëw jàppale le mouvement parce que ñun ñi ngi mën ay activités pour vulgariser la politique sociale bi nga xam ne président mi ngi koy def kon it nañoo dugal si loxoom en tant que responsable départemental de l'APR ñu di ko ñaan mu ñëw dugal si loxoom demandé nañ ko si audience ba tàyyi mais boobu léegi audience bi antuwul boobu lañ ma nit maa ngi woo Marsal fu mu toll ba activité bi nii woo naa Marsal jotuma ko mais envoyé naa message Marsal pour ne que ñu ngi def activité fii à Touba Pécout si maternité bi bu ko defee ñoom même bu ñu mënul ñëw am nañ ay élus yu leen représenté fii si biir Touba Pécout ñu mën a ñëw mais gis ñu fi sax seen benn élu. Abdoulaye Ndaw laa tudd maa ngi dëkk Thiès Diamaguène bon man maay coordinateur mouvement de soutien à l'action du président Macky Sall ñu koy wax Aar Askan Wi. waa ndaje bi li ko waraloon mooy maanaam def consultation gratuite dépistage aussi du col de l'utérus ak cancer de sein ak képp koo xamante ni aussi yaa ngi sentir sa yaram loo xamante ni peut-être xamuloo ko soo fi ñëwee dinañ la ko xoolal sa yaram dinañ la indiquer si yu bëri daal loolu daal moo taxoon a jug ndaje bi tey comme waa Touba Pécout dañoo bokk suñu groupement te aussi manifestation bu ñuy def rek bu ñu leen invité ñoom dañuy ñëw à masse. moo tax comme aussi ñi ngi def ci yeneen groupement yi ñu ngi leen di defal ay consultation gratuites ak ay dépistage ak ay transformation fruits et légumes les formations les premiers secours sur les accidents domestiques ak yeneen yu bëri yoo xamante ne ñu ngi koy def ak groupement yi looloo waral tey ñu ñëw fii Touba Pécout pour dox leen seen wàllu ñoom it. C'est la première fois ngeen def fii wala. waaw fii moom ñu ngi fi doog a def consultation bi waaw mais jël nañ leen fi yóbbu leen defal leen transformation fruits et légumes defal leen formation pisciculture defal nañ leen aussi formation les premiers secours sur les accidents domestiques en même temps ñi ngi jël aussi les personnes de troisième âge mooy pas yi nga xamante ne ak mag ñi nga xamante ni amuñu possibilité pour dem hôpital wala amuñu yenn moyen pour dem hôpital bon chaque 15 jours médecins yi dinañ fi ñëw kër par kër ñi nga xamante ni pas yi fi nekk yëpp ak mag ñi nga xamante ni ñi ngi fi seen loxo jotul seen digg ginnaaw chaque 15 jours médecins yi dinañ ñëw defal leen consultation waaw loolu daal bokk na si li nga xamante ni ñu ngi siy liggéey daal xam nga. soxla ngeen ay moyens. waaw soxla nañ ay moyens trop parce que depuis 2016 ba léegi mouvement bi mi ngi taxaw ñi ngi def ay action chaque jour ñi ngi bind ay lettres autorités yi mais du benn autorité boo xamante ni mës nañu soulager wala mu recevoir ñu dañuy bind ay lettres d'audience xam nga ñi ngi def lu nekk manifestation bu ñuy def kenn Ndeye Tické Ndiaye daal xam naa ni moom mu ngi ñuy recevoir bon saa ñu ko soxlaa bu ñu ko wooyee dinañu recevoir dinañu conseiller dina si def dara si rajo tamit bon manifestation bu ñuy def bu ñu defee bu ñu ko joxee carte invitation dina am ñu mu yónnee ñu teew ñaar ñooñu daal laa xamante ni ñu nekk fii si autorité yi si biir Thiès ñaar ñooñu daal laa xamante ni lu ñuy def bu ñu leen wooyee ñoom dinañ teew dinañ def seen participation xam nga soxla nañ nag ay aide parce que li ñuy def nii pour ñëpp la ñun dañoo gis ni ñoo dëkk Thiès juddoo fi màggee fi am fi ay doom am fi ay rakk am fi ay jarbaat am fi ñeneen kon dëkk bi bu doxul rek bon bu doxul rek ci ñun la kon donc looloo waral mouvement bi taxaw pour xool ñi nga xamante ni peut-être amuñu doole ni ñeen di jàppale jigéen ñi nga xamante ni amuñu métier ñu fexe ñu am métier fexe lijjante ay financement ba ku si ne mën a demal sa bopp xam nga comme président Macky Sall aussi jóg na pour liggéey pour def le maximum mi ngi liggéey mi ngi def lu mu mën ñun tamit côté boobu daal lañ laa xamante ni ñun mënee nañ ko te ñu ngi ko siy jàppale lu ñu mën mais gisuñu benn autorité boo xamante ni mi ngi fii si biir dëkk bi bu mës a ñëw woo ñu wala nga soulager ñu wala ñu invité la nga ñëw dudul ñaar ñooñu ma la wax. docteur Gadiaga nag moom mooy président mouvement bi mi ngi def liggéey bu mucc ayib
guddi ak bëccëg suba ak ngoon mi ngi ci kër yi nit dina feebar du mën a déplacer wu ñu woo ko téléphone mu taal otoom ñëw consulter la bu fekkee loo xamante ne wàllu hôpital la dinañ la bindal lettre wala mu recommander la ak le docteur Bousso bu ne hôpital 10e nga dem lépp lu ci war moom moo koy def. xam nga te tamit li may wax toujours politiciens yi chaque jour bu ñu defee manifestation dama leen koy wax Gadiaga doomu aadama la Thiès waa la fii la dëkk mi ngi def lu mu mën ci biir Thiès mais il n'a pas les moyens nit nag boo yoree kees sax keesu xaalis di tibb te amul lenn lu koy renforcer bu yàggee kees gi jeex ñuy interpeller autorités yi nga xamante ni ñoo fi nekk lu toll ni comme lu mel ni président de la république mouvement bi mi ngi tudd le mouvement de soutien à l'action du président Macky Sall tudd aar askan wi lu ne ñu ngi koy def nag pour jàppale askan wi bu ñu soyoon nag ñu am ñi nga xamante ni peut-être ñi ngi ñuy jàppale ñun tamit parce que li may wax toujours rek benn nit mënul chaque jour ngay xëy lépp nga koy def manifestation yi ñuy def yëpp docteur Gadiaga mooy financer xaalisam mais amul benn autorité bu ko ci fekk ci te mouvement bi mi ngi dox lu ñuy ñaan yàlla mooy fexe ba falaat Macky Sall xam nga mu amaat ñaari mandat ba li nga xamante ni mi ngi koy mëbët ci biir réew mi mu def ko parce que ñun Sénégal moo ñu ñor Thiès moo ñu ñor bu ñu sañoon nag dëkk bi avancé dëkk bi am ay tànk mais dëkk bi amul ay tànk dëkk bi demul dikkul ñun nag li nga xamante ni mën nañ ko ci wàllu consultation ci wàllu formation ci wàllu lu mu mënti nekk ñu ngi ciy xar suñu tànk tubéy waaw lu ne daal ñu ngi koy def pour mën a satisfaire waa dëkk bi ñu ngi woo autorités yi ñu ñëw ñu jàppale ñu ñëw ñu jege ñu dimbale ñu xool suñuy problème parce que mun soxlawuñ dara lu dul nañuy am ay garab yi ñuy mën di may nit ñi bu ñu dee def ay consultation ñu am ay bagages yoo xamante ne dinañu mën a accompagner kat ci suñu liggéey mais bu fekkee nit ki mi ngi liggéey chaque jour di def guddi ak bëccëg te kenn fekk ci kuuf bu yàggee mu bàyyi xam nga bu yàggee dootul sax mën te Gadiaga dafa am ay jabar am ay doom am ay mbokk am ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ci moom lañ yaakaar xam nga bu fekkee lu mu yor nag def ko ci nit ñi te état bi fi nekkal fi Sénégal sénégalais yi fal leen ñu war a mën a jàppale sénégalais yi ñooñu war nañ koo gestu war nañ koo xool war nañ koo gestu bu baax a baax xam ne li muy def pour ñëpp la. ma Pathé Sow waaw ñu sant yàlla bu baax tey lu ñu fi dajale woon moom mooy Gadiaga Mamadou Gadiaga moo fi doon def ci cotisation yoo xam gratuite yoo xamante ni yàgg nañ ànd quoi mu koy def kon nag bu ñu ñëwee mu koy def dañ ciy sawar ànd ak moom ndax moom chaque jour da koy def loo xamante ni social lay doon te kenn du ci fay dara waaw te ay moyens la ci financé di ko ci def ni ko ci santale yàlla bu baax a baax a baax di ko ci ñaanal suñu borom di lancer appel nag pour wax ñu jàppale ko parce que mi ngi dimbali askan bi mi ngi dimbali nit ñi ci ay moyens lay jël di ci dimbali nit ñi kon nag képp kuy def loolu war nga ko mën a jàppale muy di lancer appel pour président de la République ñi autorités yi nekk Thiès yëpp ñu jàppale ko parce que mi ngi dimbali askan wi mi ngi jàppale nit ñi di ci def alalam te kenn ñu bari fekk ñu ko ci quoi kon nag dañuy ñaan yàlla jàppale ko yàlla dëgëral ko te xam naa ni ku ko jàppale rek jàppale nga ko dara jàppale. waaye jafe-jafe yi fi am moom mooy li ma la wax léegi rek amuñu kenn ku ñu jàppale moom mi ngi dëkk ba R100 Thiès la dëkk si talamit mais fépp lay wër di jàppale nit ñi te yàlla tax dañoo amul ñenn ñu moyens yu ñu jàppale moom moo tax ñu lancer appel boobu noonu mais dañoo bëgg ku ñu jàppale ko te yàlla tax vraiment mi ngi góorgóorlu mi ngi dimbali nit ñi kon nag dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale ci kaw ci kanam quoi. Fama Wade waaw tey ndaje mi xanaa di seet jigéen ñi rek di seen wér-gi-yaram ndaxte wér-gi-yaramu jigéen ñi moom moo ñor Macky Sall moo ñor ñëpp gis nga ko ne Gadiaga mii moo ñu indi ñu lii tey jii war na fay junni yu baree ñu may la ko gratuitement amuñu fayam grâce ak moom la ginnaaw yàlla ñu ngi koy sant bu baax a baax fi mu bëgg a àgg moo ko xam yàlla na ko fa yàlla yóbbu ak jàmm di ko sant bu baax a baax ndax lii saytu say wér-gi-yaram te fayoo ci dara kenn amu sa fay kenn mënu laa fay waaye dañ ko ñaanal yàlla li mu bëgg a àgg fa ak jàmm ak salaam ba romb njortam ci kàttanu yàlla loolu rek lañ bëgg maanaam jafe-jafe yi moom bëriwul ndax ñi ngi seet ñi am cancer du col ñi ngi seet ñi am diabétique ñi ngi seet tension ñi ngi seet lépp la ñuy seet lépp wér-gi-yaram bu nekk rek ñu ngi koy seet fii
bàyyiwuñu dara. ñu bëgg ku ñu jàppale ndax suñu groupement bi sopp seen jëgër déglu leen ma li may wax neex na trop tey sox ba dee groupement waaw groupement sopp sa jëkkër ñun ñooy groupement dafa am waat nekk ci bopp bi ñun ñoo ànd Gadiaga mii lu baax lu nekk ni nañ ko jox nañu ceeb ñu lekk diwlin saabu dara manquewul meew lépp ànd nañu ak moom lu mu xam tu baax rek mu koy indi si dëkk bi. ñun na gisaguñu kenn koo xamante ni mën nañu jàpp homme de politique yi dañu ñëw jàppale te yàlla rek tax bëgg nañu ko ñu jàppale lool ñu gis suñu bopp ci dëkk bi ndax ci dëkk bi lañ bokk te nag dañoo sopp nag Macky Sall lool te gisaguñu kenn ko jóge ci ville ba ñëw jàppale jigéen ñi Touba Pekouk te jëkkëni Touba Pekouk kat demuñu kenn demul ba leen dañuy xëy suba teel kenn ku nekk ay 200 ngay am dem marché soo demee jël ma bagage jàmbur dem jënd dem jaayaat am ci sab dépense tuuti daal ñëw kooku bu gisee ku ko jàppale xam nga ne dina liggéey rek a ñu ñor liggéey kese moo ñu ñor kenn demul bañu nag dañoo xamu ne fu ñuy jaar ba kenn jàppale ñu fii ci Touba Pekouk mais bëgg nañ ko ñu jàppale ñu gis ci suñu bopp bu baax a baax te ci dëkk bi lañ bokk te ñun ñëpp APR lañu te gisaguñu kenn ku ñu jàppale am nañu ambulance c'est-à-dire ambulance amuñu ambulance moom bu soxla nañu ambulance soxla nañu ko jàppale jigéen ñi soxla nañu lépp loo xamante ne bi daal askan wi soxla nañ ko te amuñu kenn ku ñu jàppale bëgg nañ ne ku ñu jàppale bu baax a baax bañ gis suñu bopp waaw. El Hadj Gadiaga le mouvement de soutien à l'action du président Macky Sall Aar Askan bi ñoom ñoo ñëwoon fii à Touba Pekouk pour def si fii dépistage cancer du col de l'utérus ak dépistage yu diabète ak de la tension artérielle et sensibilisation aussi sur certaines maladies. Bon jafe-jafe yi ñu mën a gis bon il se peut que dafa xaw a jafe léegi que nit ki tëb dem consultation kon ci cas yi rek moom la ñuy mën a profité au moins pour mën a dépister yenn maladies yi nga xamee ni sonal na askan bi lu ci mel ni ay cancer du col lu ci mel ni diabète lu ci mel ni tension vraiment sonal na kii te depuis boobaak léegi am nañ ci ay cas yoo xam ne des gestes presque yoo xam ni presque vraiment ñoom xamuñu ko woon. Bon dépistage du cancer bi aussi tamit am nañ ci ay cas suspect yoo xam ne aussi tamit ñoom it aussi xamuñu ko woon kon donc loolu moo waral ñu am initiative boobu que mouvement de soutien à l'action du président comme le président est très proche de la population surtout les couches les plus vulnérables c'est pourquoi que ñu nit ñu jël ci lancé boobu topp ko au moins pour def des actes sociaux yoo xam ne vraiment ñu ngi jàppale askan wi ci côté consultation yi ouais. C'est am nañu jafe-jafe parce que lu tax mooy comme son excellence monsieur Macky Sall surtout à Thiès comme loxoom mënul dem fépp tànk mënul dem fépp bon ñun ñu jël décision boobu pour au moins fépp foo xam ni autorité thiessoise ñoom it mënuñu fa egg ñun ñi nga xamee ni mouvement la ñu yore ñun it ñu eggal leen foofu au moins pour mën leen représenter foofu mais malheureusement est que lenn rek la ñuy dénoncer mooy que li nga xamee ni presque am na ay leaders politiques yoo xam ne ñu ngi fi mais soi-disant que dañuy liggéeyal son excellence monsieur Macky Sall mais man gisuma loolu. Parce que ñàkk gis gi mooy que ils sont inaccessibles kenn mënu leen a gis te ñun notre mouvement on l'a formé presque depuis 4 ans ngi nii ñu ngi liggéey ndax askan wi mais pour ñu gis leen bon c'est tout un tas de problèmes mooy à part daal ku ci mel ni DG de l'ANAM muy Ndéthiké Ndiaye muy mention spéciale kooku moom vraiment elle nous a ouvert ses portes ba nga xamee ni heure bu ñu ko bëgg a gis ko te aussi mi ngi ñuy jàppale aussi ku ci mel ni le DG Siré Dia jusqu'à présent gisuñu ko te pourtant ñu ngi def ay œuvres yoo xam ni mais nag tane am na ñu mu tane ndax mi ngi yabal ay nit aussi yoo xam ni jege na la trop muy staffam bi ñoom Gossar ñoom Moussa Ndiaye ñoom Ndeye Daba ñoom Khadija bon et consort ñoom ñëpp ñu ngi leen di yabal fu ñuy def manifestation bu ñu leen invité ñu daal di ñëw mais jusqu'à présent on ne l'a pas rencontré te yooyu aussi day nekk ay manquements yoo xam ne nit ñi nga xam ne ñi ngi def ay acte de bienfaisance yoo xam ne tey ñi ngi jàppale askan bi je pense que son excellence daf leen fi bàyyi pour que au moins moom au moins ñoom ñu daal leen di mën a jàppale mais man jàppale boobu man fii à Thiès man laa gisul bon gisuma ko tey gisuma ko ëllëg mais ñun nag bon mouvement bi ñu yoree dañ ciy jaamu yàlla waaw jaamu yàlla lañ ciy def bon ku ñu jàppale mi ngi dem ku ñu jàppalewul mu ngi dem parce que bëri ko ci mbartal la ni ko Olof Ndiaye di waxee ku ci teg loxoom dina dem ku ci toxo mais mention spéciale daal le DG de l'ANAM muy Ndéthiké Ndiaye en plus ak le DG de la Poste muy Siré Dia moom mi nga xam ne aussi gisaguñ ko ñi ngi lancé appel nag au moins ñi muy recevoir ñi nga xamee ne aussi mi ngi leen di recevoir te yoo xam ne ci bon man xaw ma je ne sais pas mais kooku aussi it mu bàyyi ci xel au moins mu mën ñu recevoir ñu nit ñu mën a toog ak moom mën a waxtaan ak moom ñu xam
mu xam exactement ñun aussi tamit li ñuy liggéey parce que mënuñu liggéey aussi ay années bon à son nom ak yeneen te jusqu'à présent ba léegi recevoir ñu kooku ñun aussi tamit vraiment ñun bon ñu rafetlu wuñ ko quoi. non soxla nañu ku ñu jàppale parce que xam nga comme ndaw mi ngi koy wax sànq que ni je vais avec mes propres moyens man je vais avec mes propres moyens kon donc propres moyens dafa am nit ki buy dem aussi tamit am na limite boo xam ne ba muy yem la parce que boo xoolee léegi rek actuellement il fait 13 heures actuellement nii presque suñu matériel mi ngi waaj a jeex ba actuellement dañuy arrêté en attendant ñu jël ñu complété ñi nga xam ñoo fi des parce que ultérieurement am na yeneen quartiers yoo xam ne ñu ngi fay dem ay Mbour 1 ay feneen ak feneen ñu war nañ fa def ay dépistage côté formation sur les accidents domestiques bon yooyu aussi presque on a formé plus de 130 et quelques groupements 137 groupements yoo xam ne à Thiès sur les accidents domestiques kon kooku je pense ak sensibilisation sur certaines maladies kon donc yooyu moom la askan bi soxla mais man loolu laay lancer un appel boo xam ni son excellence ñu xool li nga xam ni moo am solo xool li nga xam ni askan wi moom la ñu bëgg ñuy œuvrer ci côté boobu mais di œuvrer ci côté yi nga xamee ni ce ne sont pas des actes sociaux kooku amul njëriñ CMU bi moom teg na ko fi. mais ñun ñu ngi ciy dox ci côté CMU bi di def ay sensibilisation mais bëri na ñoo xam ni xamuñu ci dara waaw man ñun Ashabul Yamil foofu la ñu affilié wu mu nekk aussi tamit mutuelle de santé boo xam ne vraiment macha allah bu mucc ayib la mais daal il n'a qu'à revoir encore sa situation ici à Thiès et partout ça au Sénégal pour que mu jéem a seet daal des actes yi nga xam ni daal noble yi nga xam ni moom la nit ñi soxla au moins mu mën ko def pour su fekkee bëgg na am résultat man daal côté boobu moom laa gisee. waaw Adama waaw li may mën a teg rek moom mooy que vraiment waa Touba Peku aussi awma seen fay ci côté boobu parce que nekk nañu ñoo xam ne aussi ñu jar a dimbali lañu bon parce que village de recasement la yow gis nga ko kon donc am na ci ñoo xam ne souvent dañ leen di fàtte am na ci yoo xam ne dañ leen di mais jaru ñoo fàtte ndax lu tax mooy am nañu Pastef nangu du ñoo liggéey te en plus aussi tamit ñu jar a jàppale lañu kon donc may lancer appel au gouvernement aussi ñu seet aussi ñoom it ñu bàyyi leen xel bu baax a baax loolu daal je pense que am na ci solo quoi waaw non poste de santé bi amul ambulance bon parce que madame Baro moom moo fi nekk comme kii moo fi maternité la am na beneen poste de santé fii mais madame Baro moom moo fi nekk comme sage-femme d'État bon ma àndal nag beneen équipe boo xam ni madame Badji muy Sofietou Badji ak madame Ngom aussi moom it ñoom ñu ngi district sanitaire bu Thiès kon ñoom ñoo ñëw pour ñëw di jàppale ñu pour que ñu def si kii bi dépistage bi. waaw xanaa di remercier rek aussi suma staff bi nga xam ne aussi bon ñoom laay àndal muy Yacine Ba muy présidente des personnes vivant avec un handicap en plus aussi tamit ak Ablaye Ndaw mi nga xam ne aussi moom it ci moom yor comité d'organisation ak ku ñuy wax Seynabou Mbengue aussi nekk FONGE moom it nekk koo xam ne vraiment ku ñu jàppale ci kii bi la ak Mapate Sow koo xam ne moom it mi ngi jàpp ci organisation bi. waaw ñun daal li ñu ci bëgg a teg rek moom mooy daal politique sociale bi nga xam ni moom la son excellence monsieur Macky Sall moom di mëne kon ñi nga xam ñoom ñoo topp ci moom nañuy mëne ci côté boobu waaw am na ñoo xam ñi ngi ci kër yi feebar nañu ñun recensé nañ leen mais amuñu lu ñu fajoo am ñoo xam war nañu opérer mënuñu opérer am ñoo xam ne soxla nañu ay ndimbal ci sur le volet médical mais amuñu ko parce que lu tax mooy ñun tamit comme amuñu accès ci ñeneen autorité politique yi nga xam ñoom ñi ngi à Thiès ba ñu mën leen a tegal li nga xam ne moom moo am donc c'est difficile mais daal je lance encore une fois un appel au président de la République pour que daal mu jéem a xool Thiès vraiment des personnes morales yoo xam ne ku ci mel ne le DG de l'ANAM du ma bàyyi di ko tudd Ndeye Tické ak DG de la Poste muy Siré Dia genre yu mel noonu daal bu ñu ko amoon à Thiès daal bon vraiment dina baax. waaw Augustin Tine ministre des forces armées ba ñu tegee mouvement bi lañ ko bind lettre. ba dem nañ fa fekk nañ fa Martial fekk nañ fa presque Mamadou Gueye mais jusqu'à présent il n'arrive pas à nous recevoir te loolu je pense que yooyu aussi c'est des manquements autorité la boo xam ni son excellence daf ko fi teg mais war na tey des mouvements comme ñun mu recevoir leen xam seen ni li ñuy liggéey ak yu mel noonu mu mën leen jàpp ku ci mel ni Abdou Mbow dem nañu ba këram dem nañu ba konam def nañu ba ay conseil mais jusqu'à présent moom tamit gisuñu ko gisuñu ko te pourtant dañ ko liggéeyal biir koñam kon donc yooyu daal la ñu bëgg daal manquement yooyu daal nañu bëgg ñu mën a jàppale son excellence monsieur Macky Sall moom actuellement il est social ñëpp gis nañu li muy liggéey mais entourage am ci boppam ñoom ñoo doy waar waaw ñun nag comme lu ñuy expliquer rek ñun daal ku ñu jàppale ñu dem ku ñu jàppalewul ñu ngi dem ñun yàlla moo tax ñuy def
comme yàlla nag ku muy tax ngay def kon je pense que fayu yàlla moom moo gën bu nit waaw képp koo xam ni daal am nga ci bonne volonté pour xam ne ñun des actes sociaux moom la ñuy def ñëwal bon jàppale ñu ñoxul ñun ngeen jàppale ñu mais ñun suñuy patient la ñu wax ngeen jàppale ñu suñu soxlaa matériel médicaux ngeen ñu am ko suñu soxlaa aussi de finance boo xam ni patient bi war na ko soxla pour yoo xam ni war na ko yóbbu hôpital moom mu daat koy am je pense que loolu daal moom lay lancé un appel quoi